nuyu na leen bokk internet yi seetaan Sunugal 24 ci le point de la rédaction tey ji nag ñu fas yéene waxtaane actualité wala fait divers yi nga xam ne si dañuy am ci réew mi Moustapha Mbaye la ci àndal maa ngi lay nuyu bu baax a baax Moustapha di la bàyyi nga nuyoo. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di am mbégte encore une fois di teew ci plateau bi di waxtaane lépp loo xam ne actualité la di ñaanal ñëpp semaine jàmm ak salaam. ayca kon mi ngi noonu Moustapha noonu la ñuy demee fële ca Touba mu am mbir mu doy waar mu fa am muy affaire viol comme niñ koy defee saa su nekk bu mbir xewee rek dañ ciy waxtaan xool ci nan lañ koy faram-fàccee ba nga xamante ni ñiy seetaan Sunugal 24 dinañ ko comprendre ba tax na tey ji Touba la ñuy dem ni ma ko waxee léegi affaire de viol muy as ndaw soo xam ne si nii ku am tur la ci wàllu politique bokk ci Benno Bokk Yaakaar moom moo accusé ki nga xamante ni moom mooy jëkkëram viol ci rakkam bi nga xamante ni mi ngi toll ci fukki at ak ñeent ba yëf yi nag ma nga fële ca justice mu nekk nag loo xam ne si nii doy na waar trop foofu ca Touba Mbacké ndaw si nag li mu xam la nee na bu daan liggéey wala muy nelaw ci la jëkkëram daan profito daal di yegg ci ki nga xamante ni moom mooy rakkam jooju toll ci fukki at ak ñeent kon nag noonu la demee waa ji tamit am nañ ay information ci moom ci selon journal bi di xamante moom mooy Source A que ni chauffeur la benn autorité religieuse boo xam ne si ni ma nga foofu ca Touba donc mi ngi noonu Moustapha loolu laa bëgg tey ñu waxtaane ko xoolaat bu baax a baax mbir yi ak yu grave yooyu nga xam ne si ni mi ngi xew ci réew mi naka lañ koy jàngate alors yow bi nga déggee loolu ñu ne une célèbre politicienne xam nga bokk ci mouvance présidentielle nekk ci Benno Bokk Yaakaar muy loo xam ne si nii doy na waat trop pour ñu ko déggee ci ñi nga xam ne si nii dañuy am yaakaar ci ñoom di leen jox ay responsabilités yoo xam ne si nii bon pour réew mi la bu ñu leen déggee ci mel noonu. waaw tout simplement li may doore rek mooy précision bi may def moom jëkkër moo dugg ci yooyu. waaw jëkkëram moo ci dugg moom responsable politique la. jëkkëram la ñu dégg ci affaire yu ndaw yooyu. dafay wane ne rek encore une fois que mi politicien bi que mi scientifique bi que mi littéraire bi que mi ministre bi que mi directeur général bi ay nit kese lañ. seeni kër ay nit dafay yeewoo ñu am ñaari bët benn gémmiñ ak ñaari nopp. amu fa kenn koo xamante lu extraordinaire lañ ba ñu bëri dafa am lu ñuy réeree mbir jàpp ne comme kii ministre la léegi rek waratul a wàcc fii di nuyu nit ñi wala waratul toog fële waratul def yi non seen kër yi fay am di am sunu kër yi parfois liy échappé yenn chef de famille yi moo leen di échappé ñoom parfois yi échappé yenn époux yi wala yenn épouses yi moo leen di échappé ñoom moo tax à chaque fois rek bu yi amee dafay xaw a bett nit ñi pourquoi parce que nit ki am na benn niveau bu mu toll am na fenn fu mu toll foo xamante ni turam yegg na fa loolee mooy waral muy am yenn saa yi dégg-dégg bi ci nit ñi di am mais dafay doon loo xamante ne fee la boo xam ne fait divers la boo xam ne dafay xew ci këru ku am kilifa xew ci këru koo xamante ne amul dayo wala amul dara maintenant nag liñ naan siiw du jàmmi borom moo waral képp koo xamante ne siiw nga am nga tur bu la picc dalee wala yoo màttal lu bokk ak man mi nga xamante siiw ma bu ma yoo màttee donc c'est toujours comme ça am na ñoo xamante ne seen tur moo waral seen dara lu ndaw mais fait bi moom loo xamante ne la lu bëri la léegi lii am ci dëkk bi nit ñi di si teg seen ay bët maintenant nag naka lañ koy jàngatee lan moo ko waral ak lan loolu xam naa dinañ ci lan moo ko waral ñu gis viol yi bëri jamono bi ci ay mineurs ñu ay xale yoo xam ne si nii daanaka seen at sax tollagul ci fukki at ak juróom ñuy subir ay viol loolu lan mooy waral loolu lan mooy waral mag ñi di maanaam siif ñi nga xam ne si ñoom ñooy gone yi lan moo xew. waaw loolu Mahfous question bu ubbeeku bu yaatu nga teg parce que buñ delluwaatee ci la xew fële ca Touba dafay mbir moo xam ne ci biir kër la xewee moom mu jàpp ne borom këram dina yakkataan doon na yakkataan rakkam bi nga xamante ne 14 ans la am. donc mineur la mu doon ko yakkataan lu bëri yoon. ba waral bis ñu yeggee ko mu am la ci am ak yooyu yëpp ba xam naa mbir maa nga ci yoon jamono ji donc loolu boo ko gisee ci biir kër gi la xewee borom kër gi ak soxna ak ki nekk ci kër gi donc mën nañ ne mbir la boo xamante ne boo koy xool responsabilité yi niveau yu bëri lay situé d'abord sa rakk ak sa borom kër bu ñu nekkee ci kër gi war na mën a am noo xamante ne yow di nga ci bàyyi xel parce que après tout nit dafay war di ñaaw njort doo jël lépp nga dal xel jàpp ne ki sama borom kër la wala nii la am na ñoo xamante ne góor ñëpp yemuñu am na ñoo xamante ne xeebuñu dara seexluñu dara te surtout nag yooyu daf lay bett ba bii am souvent da nga naan kii bett na ma wala yaakaaruma ko donc loolu li nga ciy mën def rek mooy di prévenir di moytu
toujours di moytu di éviter même sa borom kër ak jànq bi sa borom kër ak dëkkandoo bi sa borom kër ak sa beneen doomu ndey bu mu nekk ci kër gi yooyu yëpp jigéen dafa war di moytu yenn yi di éviter yenn yi di sóor lu ñëwgul waaye bul dal xeer rek yaakaar ne yàgg ngeen nekk wóolu nga ko wala yoon yëpp nit dafa lëndëm mën nga nekk nit ki 5 ans wala 10 ans doo xam véritablement ban genre nit la donc moo tax parfois il faut que ñuy sóor yenn yi di ko moytu bu ñu jógee ci cas boobu nga xamante ne benn cas bu ndaw ñu dem ci cas bu gën a général wax ci viol yi nga xam ne dañ koy gis ci kër yi dafa am ñaari approche yu ñu ci mën a am mi approche holiste ak benn approche individualiste holiste bi mooy société bi yëpp lañ ku nekk am nga ci wàll genre yooyu bu amee souvent da ngay gis ñu ne bi mu amee am na ñu ko doon jéem a nëppal ci kër gi ñu ne bu mu amee am na ñoo xamante ne dañuy jàpp ne nit ñi ko wër wala parents yi ñoo def lu leen war def donc benn vision bu gën a yaatu boo ko ci amalee da ngay gis ne ku nekk ci biir fi viol bi amee am na loo xamante ne waroon nga ko def avant defoo ko am na gis-gis boo xam ne waroon nga ko def defoo ko waroon nga tirer sur la sonnette d'alarme avant ñu yegg foofu mais defoo ko da ngay jàpp ne ci kër gi la nekk wala lu normal la wala lii dara amu ci donc beneen mbir bi nag côté individualisme bi mooy xale bu jigéen bi ñu violé ak ku góor ki violé ñiy xoolaat tamit ñaari image yooyu ki ñu violé ak ki violé kan mooy ki ñu violé ak kan moo violé yooyu tamit dafay am solo pour nga gën a mën a xam analyse mu demee souvent ki ñu violé naka la meloon ban comportement la am parce que am na mineur yoo xam ne tamit ñooy def li waral ñu violé leen ça il faut le dire du ñëpp nag mais am na ñoom ñooy def li waral ñu violé leen am na ñoo xam ne tamit dañoo feebar mooy waral ñuy violé am na ñoo xam ne tamit feebaruñu dara dalu leen peut-être topp seen bakken xale bi rafet na ma nekk ak moom ci kër gi wala ma nekk ak moom ci koñ bi donte mineur la ma ne dinaa yegg ci moom kooku dafa topp bakken mais feebar daru ko dara dalu ko donc mii mbir moo xamante ne pour nga am ci benn jàngat boo xam ne dafay précis dafay xaw a jafe parce que cas bu nekk ak ni muy wane woo cas bu nekk ak ay développement am cas bu nekk ak lépp loo xamante ne ay détails la ñu ci mën a comprendre. kon ba tax na ki nga xamante si moom mooy ndaw si moom divorcé na ak jëkkër ji te def nañu lu toll ci fukki at ak ñett ci mariage donc foofu la sëy ba foofu la yem. donc mais Moussa Fall moo bëggoon ñu ñëw ci wàllu ni ñuy dëkkee façon bi ñuy dëkkee ñun. est-ce que tamit individualisme bi nga doon wax ak wala ñun ni ñuy bindee de façon maanaam sociale. jël kër gi duy ko ba mu fees jarbaat yi fii rakk yi fii xam nga doomu ndey yi fii ñëpp ñëw bokk ñëpp façon boobu ñuy dund est-ce que tamit day provoquer day indi li nga xam si moom mooy viol yooyu nga xam si dañ koy. mais xam nga façon boobu Mahfous moom lañ yàgg di dundee ñun ay sociétés yi ñu dundee ñun communauté la ñuy dundee. waaw façon yooyu moom lañ yàgg di dundee dañuy faral di wax ndax sax ne bu njëkk ba dañ daan dund ci ay concession mooy kër gu mag am ay néeg ci biir kër gi mais kër gi day am benn kilifa day am benn patriarche bu fa nekk ki gën a mag ci famille bi kooku benn kër balaa coow lu di génn bay jafe-jafe bay dem ci kër chef de village bi wala muy def chef de quartier bi moom mooy jóg lijjanti ko ci biir kër gi donc am na benn autorité bu fa am na benn droit de regard bu ku nekk di am ci beneen néeg bi wala ci beneen chambre bi ce qui veut dire que foofu liens yi dafa gënoon a soudé donc solidarité bi fa amoon mën nañu solidarité mécanique lañ doon dund dañuy dimbalante bu baax du am yenn jafe-jafe yi ñu bokk cohésion sociale parfaite nëbbalante yeeg yooyu du bëri du am parce que dañ doon jàpp ne concession bu ñu réussir ñu ñëpp réussir concurrence beeg yooyu yëpp daan am jamono ji ndax benn métier wala mën nañ ne benn occupation bu am solo moo fa doon am mooy tool ya te góor gi dafay def lépp lu mu am ba am nombre de bras bu suffisant pour mën a yóbbu leen ci tool ba ñu koy bayal man lan laay mën a xëccoo ak lan laay mën a tiitaroo mooy man mii kat sama tool sama njaboot def nañ tout ba li ma góob ren Mahfous ma ne njabootam góobuñu ko loolu la ñuy concurrencer loolu la ñuy def noonu la ñuy def bu fekkente ne man damay liggéey ci wàllum tëgg ma ne damay def tout ba mbaarum tëgg bi nga xam ne kële njabootam ñoo ci nekk ñoom duñ ma ëppale donc ku nekk côté boobu nga doon rivaliser c'est-à-dire doonu woon nekk ci biir famille bi doonu woon nekk ci biir xëccoo bi doonu woon am ci biir nëbbante mais bi ñu demee ba ay cloison daal di judd ci ay mur judd fii ñi dugg fii ñi séparé wu nga jóge fii dem dëkki fële kii dëkki fële même ci biir kër gi bu ñu fa dëkkee sax da ngay ci biir kër gi day am ay séparation maanaam ay pàcc lay doon ci biir kër gi ñii duñ tuddanteex kii ñii duñ waxanteeg ñële ñii juboo ñoog ñii kii def maa neen amatul benn kilifa bi ko benn kilifa bi amatu fa donc crise d'autorité bi daal di dugg donc bu crise d'autorité bi duggee ku nekk yaa doon sa magi bopp ku nekk yaa doon sa kilifa bopp man sama doom kenn amatul droit corriger ko ku ko corriger ma wax ak yow parce que damay gis ne man maay kilifa kër gi man maay kilifa maa njabootee ñëpp donc loolu benn problème la bu tegu de ce fait que nag bu ñuy dundee noonu dafay bëri yoo xam ne dañ koy nëppal parce que da ngay jàpp ne lii yoonu kenn nekku si man damay gis sax ku góor gi ma nekk ci kër gi borom kër gi dem na liggéey ma gis ko mu jël dem dugg ci biir néeg fële mais lu may wax gis naa ko mu dugg fa à 9h sama yoon nekku si parce que seen kër nañ ko gérer
or sa responsabilité mi ngi foofu sa yoon mi ngi ci parce que boo gisee ku ndaw ki wala ku jigéen ki di fréquenter koo xam ne mat na ko bàyyi wala papa chaque fois ñuy duggante dem de lan ngay def da ngay bàyyi ba bis mu claté problème am nga ne lii de bettu moon parce que xale bi dafa wow bët daan na fa dugg saa su nekk or sa responsabilité moo doon nga dem gisi ci parent bi wala nga dem gis xale bi ne yéen a ko jur kii kat maa ngi koy gis bërëb bi ak sàngam wala waxtu sàngam romb na ma fi ànd ak diw te su ma sañoon ngeen wax ak moom mais soo ko defee lu ñuy wax dañ naan bàyyi na këram lu ne weng ñëw di wax sama kër loo xam ne yoonam nekku si na bàyyi jàmbur xale bi deful dara dafa dañ ko yónni woon rek mu gunge ko ce qui veut dire que ku nekk rek da ngay jàpp ne li nga yor yaa ko moom kenn amu ci regard léegi bu demee noonu nag ku nekk da ngay recroquevillé wu yem sa bopp yow kese banku daal di mu loolu mën na jur problème te su boobaa nag jafe-jafe yi day gën a bëri. jafe-jafe day gën a indi ci askan bi ba tax na Moustapha xam naa ne foofu la ñuy jógee Touba ñëwaat fii ci Ndakaaru ñëw fii ci Parcelles Assainies ak policier bi nga xamante ni dañuy jàpp ne moom moo tiré boppam balu fetal ci bopp bi semaine bi passé moom loolu la ñu amoon donc nag am na leen lu ca yees bu ñu sukkandikoo ci journal bi di Les Échos moom am na ay éléments yoo xam ne si nii fi mu ne écarté na thèse suicide. nee nañ suicide amul ndax ki nga xamante ni moom mooy policier bi bu tiiree boppam bal ci bopp donc bopp bi dafa war a exploser nee nañ loolu amul bopp bi explosé wul et bi mu tiiree boppam toog 3 heures de temps deewul leneen li ci gën a li doy waar tamit mooy arme bi fekk ñu ko fa parce que police bi mu ñëwee toogaat na lu yàgg arme bi dafa disparaître ñu soog koo gis mu nekk ay éléments yoo xam ne si ni bi ñu ko dajalee ci la ñu wax ni que moom mënu rey boppam. donc thèse meurtre moom mooy daal di ñëw ñu ubbi beneen enquête xool bu baax a baax lan moo rey ki nga xam ne moom mooy policier boobu nga xam ne si ni mu ngi tudd Sémou Ndiaye dëkk fii ci Parcelles Assainies alors donc am na leen lu yees ci mbir moomu. bi nga déggee loolu. yeneen éléments yu yees yi nga xam ne si ni am na ci mbir moomu. tey ban commentaire nga ciy def. commentaire bi ma ciy def rek mooy dañoo war di bàyyi di gaawtu xam nga wax nañ ko fii li xew Tivaouane tamit c'est la même chose famille yooyu xam nga parfois il faut que ñu may tamit temps aux justice ak policiers yi ñu def seen liggéey def seen i enquête ba jébbal ko su ko defee au moins ku ci yem wala ku ko gis di nga ne lii kat ñoom lii lañ tënkee parce que ñoom ñoo ñu gën a jege mbir mi ñoom ñoo dem gis arme bi ñoom ñoo dem gis nañ ko fekkee mu faatu ñoom ñooy gis yu bëri parce que am na jéey yoo xam ne bu amee sapeur balaa moo ñëw jël koor gi sax police day ñëw def constat ba pare parfois police scientifique mooy ñëw def seeni mbir jël ay prise jaar fii def na leen def ba nga xamante ne ñoom bu ñu amee assez d'éléments bu ñu ko yóbboo bu ñu ko tegee ci table nañ xam ne lii kat lii ma waral jéye ji am mais malheureusement fii léegi journaux yi bëri nañ site internet yi bëri nañ dara day am rek nga nooy def da ngay dégg sa miro ki dëkk ci buntu kër gi wala ki nekk ci koñ bi mu commencé wax waaw man de bi ma ko gisee nii la def wala damaa jékki-jékki dégg téll bi rek ñi ñi daw génn yuuxu na rey na boppam waaw wala dañ koo gis mu ànd ak moom ci néeg bi rek ñu ne violé na ko donc bëri na ay mbir yoo xamante ni dañ ci def ay conclusions hâtives yoo xamante ne pour man mën naa ñàkk nañuy bàyyi parfois justice mu def liggéeyam ba mu jeex bu defee liggéeyam ba mu jeex nag bu ko beccee ci table bi nag su boobaa ku nekk def sa commentaire ku nekk def sa jàngat mais bëri na ñoo xamante ne ñi ngi barsàq ñi teg seen der loo xamante ne naka su dul noonu lu amul ñu naan dafa xaru wala dafa def nii wala dafa def na wala lii ma koy fekk yàlla xam ne loolu lépp dara amu ci buñ demoon enquête ba ci biir wala buñ demoon seet ba ci biir dañ xam ne loolu amu ci maintenant bu ñu ñëwee ci wàllum xaru bi nga xamante ne moom la nit ñi doon wax ak ni mu demee fële je pense que expliqué nga ko léegi am na yoo xamante ne xel mënu koo nangu am na yoo xam ne xel mënu koo nangu te bu xaru amee souvent da ngay gis ne nit ñi li ñuy njëkk wax mooy lan moo ko war a metti ba mu xaru parfois dañ naa la ni dafa xaru ci ay circonstances yoo xam ne da ngay yéemu ci yàlla parce que koo xam ne dafay liggéey dara jotu ko dara wopp ko amul benn problème jékki-jékki nga dégg ñu la xaru na donc dafa am ay crimes yoo xam ne tamit parfois il faut ñu ciy bàyyi xel du ubbi yenn fenêtre yi tuuti mi ngi mel ni mbir mi amoon fële ca Tivaouane c'est pas la même chose ak enseignant bi nga xam ne dafa pendre boppam defe naa kooku dafa bind benn lettre bàyyi ko fa dem nit ñi comprendre nañ parce que ku dem bay xaru pour man da ngay assumer ses responsabilités ba nga xamante ne nit ñi ko xam nga comme par exemple ku pendre boppam waaw kooku mu kenn mënul ne dafa xaruwul wala parce que am na ñoom ne sax dañ leen di rey pendre leen lonk leen donc yooyu yëpp am na fi moo tax mbirum dee daal dafay loo xamante ne dafa sérieux boo xamante ne waaw dafay laaj tey nit ñi di si demee parax gis naa ko mu faatoo nii rek wala gis nañ ko mu pendre ba wala nga ne dañ koo pendre wala yooyu yëpp donc il faut que nit ñi tamit ñu si dem ak dal ak beaucoup de retenue je pense que buñ koy def dina moytu ñi takkal deru koo xamante ne dëddu na àdduna pare parce que ku dëddu àdduna nag mënoo teggi tuuma te ku mënul teggi tuuma maanu moo la ci war ci kon Moustapha mu mel ni yu mel ni tamit dafay faral di am nit xaru
ñu boolewaat éléments yi nga xam ne si am nañ ko ne dañuy écarter thèse de suicide mais après du mujj fenn. waaw bu ñu écarté thèse de suicide xam nga affaire enquête malheureusement fii néew na journalistes yi topp ay dossiers néew na. parce que tey jii lii bu ñu ko écarté bu ñu demee ñu xam lii jeex na parce que temps justice tamit parfois dina ay mois lay jël. du am benn journaliste boo xamante ne dafay taxaw jongoru dossier bi di communiquer ak agent yi nga xam ne ñoo nekk ci mbir mi ba bés bu ñu paree ci enquête bi ñu xam ko. loolu du am. ñun bees bi rek mooy. bees bi rek la ñuy xam bu nee teel ñu topp ko quelques jours après. résultat wu enquête wala résultat wu autopsie bi pare nañ ci. dafa mel ni mbir mi xewoon fële ca Tivaouane tax ma ciy revenir ñooñu denc na leen fi ñu toll ñu bëri boobu dañuy gas mbir mi suur. duñ xam policiers yi après enquête bi ñu ci def nu mu mujjee. donc du ma ne journaux yëpp mais am na journal yu koy topp mais malheureusement ça n'intéresse pas beaucoup de journalistes. parce qu'ils se disent que. l'essentiel bi mooy fait bi le factuel li fi nekk nii. jàngat nañ ko xam nañ ko amuñu jotu topp ay temps yu bari xanaa benn journal reprendre ko wala génnee ko ñeneen ñi relayer ko di ko def ay reprise ci site internet yeeg yooyu. loolu daal nga ciy gis mii loo xamante ne parfois dinañu may ñi am yenn développement yi mais doon na gën a am solo tamit ñu topp yenn dossiers yi ba mu sës. di gën a leeral nit ñi. mais malheureusement néew na luñ koy gis. nekk na li nga xamante ni moom la ñu amoon ci lu bees ci li xewoon fii ci Parcelles Assainies di ab police boo xam ne si dañu wax ni dafa tiré boppam bal ci bopp ba ñàkk bakkanam donc nag gis ngeen yi ci yees ak li nga xamante ni moom moo xewoon foofu ca Touba di benn responsable jigéen la bokk ci benn bokk yaakaar moom nag dafa tuumaal jëkkëram ne dafa doon tëddee ak kii di benn rakkam bu toll ci fukki at ak ñeent ba jur na coow lu bëri sëy ba nag tas na ginnaaw 13 ans de mariage. Moustapha xam naa dama lay bàyyi rek nga daal di yëkkati ñu daal di tàggoo yëkkati jotaay bi. waaw li may tàggatoowee rek mooy di inviter encore une fois les Sénégalais ñuy gën a ànd ak maandu dafa am solo tey ji bu mbir amee accident wala yéen da ngay gis yow mi ñu ñëpp yàgg nañu wàcc ci terrain dëkk micro wala ngay gis wut ay témoins am na ñoo xam ne fi ñu toog seen làmmiñ ñi day raf-rafi parce que dañuy bëgg a wax te pourtant sax boo demee fekkeewuñu wala tell bi rek lañ ci dégg boo moytu ñoom ñoo lay décrire à la lettre accident bi ni mu demee kële fële la jóge kii ñëw fii kii pèse réseau balaa sapeur pompier balaa sapeur bi ñëw di expliquer affaire bi moom nettali na la lépp dem toog ne la jàppaat njàmburam. boo gàttee xel yow journaliste loolu rek ngay foofu ngay yem dem ñëw bu ñibbi. waaw or war nga xaar sapeur bi ñëw ba capitaine bi ñëw toog expliquer ne lii ak lii ak lii la ñu expliquer nii ak nii la demee. accidenté lii ak nombre bi la joxe ay résultats yoo xam dafay fiable loolu maanu bokk ci. et nit pour man da nga war a maanu ci lu bëri nag loo fekkewul nga maanu ci loo xamante ne wóoru la nga maanu ci. loo xamante ne amoon ci information bu leer nga maanu ci et je pense que bu ñu ko defee dinañu dimbalante suñu bopp dina tax tamit ñu wàññi yenn wax yu ñaaw yi nga xamante ne ak témoignage yi nga xam ne wóoruñu parce que ñu bëri fii li ñu tële mooy wóoruma da ngay génne di laajte sax fan la Sunugal 24 nekk gis ko la ne léegi boo Sunugal 24 am na fu ma ko doon dégg da ngay jaar da nga jubal nga def nii. fekk xamul li nga xamul si daal. wóoruma sax wóoruma dafa yomb quoi. waaw boo xamul daal neel wóoruma. boo xamul neel xamoo donc mi ngi noonu seen le point de la rédaction la woon ñu amoon mbégte doon nañu ko digtal Dóor waar moom moo nekkoon ci li nga xamante ni moom mooy réalisation bi ak technique bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci topp gi nga xamante yéen a ngi koy topp suñu ay programme yéen ñi nekk ci biir réew ak bitim réew di leen jox dig daje suba incha allah beneen plateau ak yeneen actualité jaa ngeen jëf.